téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru mbarax yi soo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàcce leen lu si gën a fës bokk na lu gën a fës si biir xibaar yi muy mbirum trafic de passeport diplomatique yi juge deuxième cabinet yóbbu na ci kaso kilifa ak Simon naka noonu ak Thierno Amadou Diallo ñu leen di toppee lépp lu jëm ci association de malfaiteurs ak tamit lu ñuy wax escroquerie ay njuuj njaaj daan si ànd si biir xibaar yi kenn si avocat yi di maître Abdoulaye Tall si micro Abouté du Sow dañ ko yaatal ci biir xibaar yi leneen lu xamante ni soxal na wàllum xibaar yi dina si bokk lu ñuy wax port bu Ndayane lu ëpp 3000 milliards la boobule projet nara jug fii si Sénégal boole projet dina tax tamit port bu Ndakaaru mën a noyyi gouverneur de Dakar ak directeur général bu port autonome de Dakar tey si suba amoon nañ si daje ak taskatu xibaar. si biir xibaar yi daañ ñëw tamit lu ñuy wax njaxas ñu bëree taamu ko ci màggalu Tuuba njaxas solo gi naka noonu jaaykat yi ndax ñu ngi si gis seen bopp si biir xibaar yi Ami Diouf amal na si reportage danga teewlu ñu jeexale ak découverte gombul congul nekk ci lu ñuy wax Kaolack sorewul dara ak région bu Kaolack jombul kumbul boobu le village ñu créé ko atum 1700 ba tey Adama Sarr nañ si ànd ak moom mu leeral ñu dëkk boobu solo gi si biir xibaar yi ndax askan bi fa yeewoo ñu ngi sàkku ay infrastructure naka noonu ay doodaan su ko defee accident yi mën a wàññeeku bu baax a baax ca boobu lay dëkk soo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàcceel leen lu ñuy wax wàllum yoon ndax passeport diplomatique yi nga xamante ni moo lëmbee réew mi fan yi yëpp ki nga xamante ni moom moo di kilifa ak Simon bu nekk ci mouvement Y'en a marre ak Thierno Amadou Diallo juge deuxième cabinet bu tribunal hors classe de Dakar placé na leen sous mandat de dépôt lu mu leen di toppee mooy lu jëm ci wàllum association de malfaiteurs njuuj njaaj ak yeneen pàcc si leeral dañ si ànd ak maître Abdoulaye Tall kenn si seen avocat yi ku taataan micro di Abouté du Sow ak Bara Sow. ñu ngi génn léegi si bureau juge deuxième cabinet bi nga xam ne mu ngi doon jàkkaarloog ñett ñi nga xam ni ñoom la procureur jébbal te kenn ki ñu koy woowee kilifa ñu gën ko turam dëggantaan nekk si Landing Mbessane Seck kenn ki ñu koy woowee Simon te turam nekk Simon Ñaaka Kuka ak kenn ki mujj mu Thierno Amadou Diallo may wax ni rek dossier bi am na x maanaam alxam koo xam te ne peut-être enquête bi dina ko révélé dina ko identifier mais ci liñ leen toppee ñoom ñëpp ñi nga xam ñoo ko nduróole maanaam association de malfaiteurs benn kuréel goo xam te ni dañ ko formé pour def ay ñaawteef li nga xam ne nag toppee nañ ko kilifa maanaam moom kese mooy wàllum ger ak wàllum ne da doon jéem a def benn faux ci document boo xam ne ndaw du ma ko moom ak da doon jéem a yóbbu ay nit li ñu tuddee tentative de trafic de migrants bu fekkee Simon la moom ñu ngi ko toppee ne da doon jéem a maanaam yóbbu ay nit wala dafa jàppale nit ci mu utiliser kayit boo xam ne dañu kayit gu baaxul la comme ñun ñaar ñooñu la ñuy défendre moo tax du ma mën a sori ci Thierno Amadou Diallo léegi nag enquête bi dina wëy incha allahu fan yi di ñëw juge dina dégluwaat pour ñu xool les degrés d'implication te incha allah on est bien confiant que bu ñu leen dégloo ba pare Sénégalais dinañ xam ni mbir mi seet nañ si ñoom ñëpp waaw yóbbu nañu mandat de dépôt maanaam dañ leen di dénkaane kaso le temps que information bi enquête bi mën a continuer amul ñu tiit te ñi ngi ko seqal ñi nga xam ne ñoo leen di défendre ñoom tamit ils sont sereins maanaam ànd nañoo dal amuñu leen ñu tiit te ils ont clamé leur innocence te fan yi di ñëw dinañ leen wan ni liñ leen di waxal ak li am c'est différent. nekkoon maître Abdoulaye Tall kenn si avocat yu kilifa ak Simon nekk si mouvement Y'en a marre di fàttali mouvement Y'en a marre suba incha allah si alxames bi su fukki waxtu tegalee benn 11h si suba dinañ janoo ak taskatu xibaar yi si seen quartier général bu nekk ca Parcelles Assainies
ci mbirum trafic passeport diplomatique yi nañuy dese nii ak tamit yeneen trafic yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko wàllum phobie ci assemblée nationale pencum ndaw réew ma député yi seen toogaay am na si ñi nga xamante ni rafetlu wuñ ko benn yoon kenn si ñoom di Abdou Sané nekkoon fi député ni dafa jot assemblée nationale ñu indi si ay coppite nu mu gën a gaawee ndax ñi nga xamante ni dañ fa toogal ndaw réew wi waruñ tamit laale ak lépp lu jëm ci wàllum mbuxum Abdou Sané moo nekkoon tey invité à la Samba Diop invité matinal bu iRadio ku taataan kàddoom di Babacar Fall ak Souleymane Diallo. assemblée dafa nekk royukaay yi dafa war a nekk royukaay tiitarukaay boo xasee ba nekk député daf lay topp ba àdduna man maa ngi ni 2012 laa gëj a nekk député mais fu ma dem ba léegi foo ma au honorable da ngay sa gars yi ñu gën laa yëkkati gën laa respecté. parce que là dañu am ci loo xam ne daf ñuy placé ci centre international mooy lan boo jëlee ni affaire xaalis booy luubal xaalis par exemple booy trafiquer faux billets banque bu dee CFA la UEMOA la ñu bokk tooñ nañu dëkk yoo xam ne ñu ñoo ko bokk bu dee dollar la tooñ nañu ñi nga xam ne monnaie boobu mooy américain bu dee euro la tooñ nañu ñi nga xam ne ñooy espace Schengen boo jëlee passeport diplomatique lan la cër boo xam ne moom la ñu war a may ay nit di liggéey ci ay institutions moo indi ba ñu ne ginnaaw am visa parfois dafay jafe trop ñu créé passeport diplomatique ba nga xam ne ay kilifa fu ñu bëgg a tukki seen prix dafay yomb te fu ñu dem ci tukki bi war nañu may cër bu ñu leen war a may yëpp léegi bu fekkee ne ñun loolu yëpp gis ñu ko ba ay député ñii di dugal ay faux billets de banque ñii di trafic passeport diplomatique dara desul ci assemblée nationale moo indi tey ñun ñëpp affaire bi nekk loo xam ne daf ñuy métti ci xol mais mosuma ñaan gis métti di souffrir yéene leen kenn lu métti mais pour question nañu laaj nañu seetu ko sans complaisance ba nga xam ne bu dee lu am la ñu def ay sanctions exemplaires ba nga xam ne kenn ku bëgg a dem assemblée nationale dina xam lan moo tax ñu fay dem ñu def lu ko neex. ñu ñëw tamit ci wàllum port bu Ndayane lu ëpp ñetti junni milliards si suñu xaalis lañ fa fas yéene dugal ci boobule projet boobule port fas yéene tamit wàññi liggéey bi nga xamante ni moom moo nekk ci port bu Ndakaaru ndax foofu mbir mi dafa fees del moo tax tey si suba gouverneur bu Dakar di Alassane Sall ak Aboubacar Sadikh Bèye directeur général bu port autonome de Dakar amaloon nañ si ndaje di wax solo gi nga xamante ni port bu Ndayane am na ko ak tamit emploi yi nga xamante ni dinañ fa mën a créer ñu bëri di fa mën a xëy Seynabou Babou moo fa teewoon ak Seydina Mbaye ngir groupe E-Media Invest. ñu dugal ci xaalis lu tolloog 3000 milliards port multifonction bu Ndayane nag bokk na ci projet yu gën a rëy yu Sénégal port bi nga xamante ne fas nañ ko taxawal ci lu tolloog 1200 hectares ci suñuy superficie moom nag dina tax ba ñu décongestionné port autonome bu Dakar. port de Dakar bateau yi fay ñëw mën na dem ba 4000 ba 5000 conteneurs mais yi nga xam ne ñooñu loolu la ñuy construire léegi nga xam ne 400 mètres de long lay nekk di jël 22000 conteneurs maanaam presque 5 fois li nga xam ne moom la ñu attan tey benn bateau bu ñëw ci portu Ndayane day mel ne juróomi bateau wala juróom benn bateau yi ñëw port de Dakar tey. mu am ay avantages yu bëri port bu bees bii nag dina jàppale ci wàllum formation ndaw ñi ñoo ngi ciy xaar lu tolloog 150 000 emplois bu ñu sukkandikoo ci directeur bi. waaw emploi yi ci njëlbeen li ñu xayma mooy dina créer au moins 25000 emplois ci zone boobu mais troisième phase du projet bi jëlee envergure ba nga xam ne terminal conteneur bi dem na port de pêche bi dugg na xam nga côté boobu côté wu pêche la aussi accompagnement bi ñu nar ci industrie yi nekk yooyu yëpp yaakaar nañ ne troisième phase bi entre 100 et 150 000 emplois lii ñuy def nii mën na ko générer.
mu nekk réunion bu ñu taxawal ci kanamu gouverneur de Dakar Alassane Sall moo ngi wax ni gouvernement bi dina leen jàppale lépp lu ci wax dina ko def ba travaux yi la egg. njëriñal Afrique bi yëpp la ñu ni kon nañu mobiliser service yëpp ànd ak moom lépp lu nga xam ni jafe-jafe bu nar a yéexal projet bi ñu dindi ko lépp lu nga xam ni luy koy gaawal la luy koy teg ci loxo askan bi ci nu mu gën a gaawee incha allah ñu taxaw ci ak moom. port multifonction bu Ndayane nag ñoo ngi ko taxawal ngir mu nekk port bu gën a mag ci sous-région bi mu nekk port bu xamante ne dina dalal ñu bëri ñu nax koo taxawal ak xaalis bu bëree bëri. di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Seynabou Babou dañuy wax ci enquête bi nga xamante ni moom la waa ANSD di agence nationale de la statistique et de la démographie moom nañ génne ñu ni lu mu néew juróom benn million wu sénégalais yi dañu pauvre mu nekk enquête bi nga xamante ni Youssou Diallo jiite club Sénégal émergent naka noonu mu nekk président conseil d'administration bu Sonacos SA àndul si lu nu mel mu jàpp ni taux bi jëm ci wàllum pauvreté fii ci Sénégal wàññeeku na bu baax a baax dañuy teewlu kàddoom ci téléphone Mame Seynabou Babou. xayma boobu boo ko jëlee da nga waroon wax ni kii kat xayma bu ANSD nga xam ni structure boo xam ne ci gouvernement bi la nekk moo ko def diggante 2011 ak 2018 mu wane ni réew mi ci diggante 2011 ak 2018 ñu ñàkk ñeeg ñu dool ñu bi ñu leen xayma 2011 ñu ngi tolloon ci juróomi million yu tegal juróom-ñett fukki junni 2018 pauvres yooyu toll nañ ci 6 032 000 boo ko xayma dafay mel na pauvres dañu yokk waaye nag boo xoolee ni que bi ñu nekkee ci 2011 5 832 000 pauvres yooyu boo xaymaa Sénégal yëpp ñi fi doon nekkoon ci nit ñi ngi tolloon ci fukk ak ñetti millions loolu boo ko defee xayma bi nga jël pauvres yi nga teg leen ci population bi dafay nekk taux boo xam ne dafay nekk ci daanaka 44,75%. léegi nag boo ñëwee ci 2018 nga jël ñu ndóol ñeeg ñu ñàkk ñi mu toll ci 6 32 000 nga teg ko ci population boo xam ni mi ngi ci ëpp na 15 millions da ngay am taux pauvreté boo xam ni day nekk 38,05%. mu wane ne ci diggante bi ñi génn ci ndóol ak ñàkk toll nañ ko boo ko xaymaa ci 6,5%. boo ko xaymaa ci nit jege na 600 000 personnes. kon nag diggante bi ñi génn ci ndóol ak ñàkk ñoo ëpp ñi dugg ci ndóol ak ñàkk ëpp nañ ko lu ëpp sax lu toll ci 600 000. ñu wax ci wàllum opération bi jëm ci wàllum sécurité routière bu gendarmerie nationale génne ñu ni 30 349 infractions nemmeeku nañ ko si te tamit amende yi toll na si ñaar fukki millions ak juróom-ñaar 47 200 véhicules ak 8 224 motos ñoom contrôlé na leen te tamit lu toll si 1780 permis loolu tamit waa gendarmerie nationale teg nañ ko loxo luñ si jublu rek mooy fexe di bàyyi xel bu baax a baax kaaraange gi jëm ci wàllum tali bi. ñu àddu si lu jëm ci wàllum ndox yi ndax contrôle yu ko wala compteur yu yees yi nga xamante ni Sen'Eau indi na ko am na si ñu bëre dañuy nemmeeku seen facture yi dafa cher trop ba jéggi dayoo ndax sénégalais yi dinañu bàyyi xel bu baax a baax lu ñuy wax di vérifier seen compteur yi am déet naam sax am na ñuy vérifier waaye am na si ñoo xamante ni du ñuy vérifier dañuy toog rek fu ñu toog di xaar ñu indi leen lu ñuy wax seen facture moo tax di leen bett Aïssatou Kane amal na si reportage ginnaaw ba waa SOS consommateur alerté si 17 000 compteurs yu Sen'Eau ñu jàpp ni baaxul ñu teewlu ko. Médina rue 7 angle 6 ñu fekk fi ab soxna moom mi dëkk ci presse 1 daanaka ba futtu ginnaaw ba ñu ko indilee facture bu cher te nanguwuñ ko saytul compteuru këram. bon dama doon fay ay 30 et quelques mille léegi ñu indil ma 96 000 xam nga loolu jéggi na dayo te compteur yi man dem naa ba SDE ma ni leen kaay leen ñaan xool sama compteur parce que compteur bi xëy na dafa yàgg xëy na dañ ko war a changer mais ici au Sénégal on ne change pas les compteurs. c'est pas normal ñun waruñu ko def du suñu liggéey xamuñu dara ci compteur ñoom ñoo war a ñëw xool compteur bi suñ ko waree changer ñu ne changer leen ko. gis-gis bi doon benn ci soxna si toog itam ci wetu tali bi
Adji Diagne di ñaxtu donte tam di saytu compteur ndoxam. tàmmuñu ko di xool compteur bi di vérifier mais ñoom ñooy ñëw di xool xam nga lu ñuy def daal ci compteur bi jéemuñu xool sax xam nga ñun Sénégalais lu ñu wax rek ñu ne yàlla baax na looloo ñu rey yow da nga naan fay 40 000 ñu leen di la 80 000 boo wax ñu ne yàlla baax na jaru ko moo ñu sonal. ay atam ëpp juróom benn fukk borom kër gi toog di xabus jàpp na ni saytu compteur yi lu mënul ñàkk la moom sax ngi ñaax askan bi ñu saytu bu baax seeni compteur. mais saytu compteur moom képp kuy yor compteur muy saret muy ndox soles da nga war a mun commentaire ko di saytu sa compteur waaw ñu def franchement de temps en temps dañuy xool suñuy compteur xool index bi. yenn saa borom kër yi jot facture bu cher wala sax seeni compteur du yaxanal seen ndox lu ci munti am ñu jox kàddu yépp jàpp nañu ni ku nekk dafa war a saytu index compteur ndoxam. Aïssatou kon dañuy àddu jëm ci wàllu màggal de Touba bi ñuy jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre muy dimanche bi di ñëw bu ci topp incha allah ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr dem ci talaata gi mu ngi woon Touba ngir xool bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum travaux yi ak tamit contexte bi nga xamante nekk nañ fa ak hôpital de niveau 3 bu ñuy inauguré samedi bii di ñëw ca Touba Abdoulaye Diouf Sarr dalal xel yi ni lépp yem na te ministre de la santé dina jël ay matukaay yu am solo jëm ci wàllum masque yeeg gel yi su ko defee fidèles yi mën a màggal si màggal bu mucc ayib dañ fay fekk Gora Ndaglo ak Thierno Faye ca Touba. fexe ba am couverture sanitaire bu mu mucc ayib ci màggalu Touba gi ñu dëgmal édition 2021 loolee di xemmemteefu gouvernement bi ginnaaw ci kàdduk jëwriñ ju ñu dénk wàllum paj meeg paju gi amal tukkib nemmeeku ci Touba dalal xel yi Abdoulaye Diouf Sarr di xamle ne jël nañu bépp matuwaay ngir màggal gu mucc ayib. dispositif médical bi danañ ko mettre en place de partout à Dakar képp koo xamante ne bëgg nga faju rek am problème mu santé rek si gouvernement si sabar ñu mën ko teg benn poste wala benn structure avancée bu la mën a jël en charge loolu nag dafa laaj personnel yu bëri dafa laaj personnel bu bëri dañu ëpp ñetti junni nit yoo xamante ne dañ leen fi indi ñu gérer màggal bi ñu ngi déjà préparé wu pour ñëw mais il faut que ñu xam ne màggal bi dafa nekk si benn contexte pandémie moo tax ñu fagaru bu baax si ay masques am nañ 2 millions de masques pour que chaque fois un pèlerin bëgg effectivement donc masque mën ko ko jox. ci lu jëm ci wàllum ubbi hôpital bu yees bi ñu sos ci Touba Abdoulaye Diouf Sarr di xamle ni am nañu fa ñetti téeméeri lal yu mën a dalal waaye wopp yi. tamit saytu hôpital bu bees nga xamante ne président dana ko ubbi joxe caabi samedi bi ñëw hôpital bi nekk na au point hôpitalu ñetti téeméeri lal la mais spécialité yëpp ña fa nekk muy hôpital boo xamante ne dëgg yàlla hôpital de référence la dana tax ba kenn dootul jëlee malade fii si Touba wala si dëkk yi féete Touba di ko yóbbu Dakar parce que hôpital bii nekk fii yaakaar naa ne si hôpitaux yi gën a nekk au point la en Afrique et particulièrement au Sénégal. xalifa général kullu murid dalal ko naka noonu it ki ngàllo kàddu ku yoonu murid Cheikh Bass Abdou Khadre ginnaaw moom moo mile rafetlu taxawaayu gouvernement bi am xemmemteefu def concept santé de proximité lu xel dootul lam-lamee. dañuy dese ni ca Touba ndax groupe E-Media Invest jamono ji ña nga fa ak délégation gu am solo si boppu délégation bi président directeur général bi di Mamadou Ibra Kane moo ko jiite di gisee ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides naka noonu groupe E-Media Invest wax tamit dina taxaw temb incha allah ngir màggal bi amal si couverture gu am solo. naka noonu waa groupe E-Media Invest présenté waat nañ xalif fii projet film bi nga xamante ni moom nañ jagleel université Khadim Rasoul boobule film mu ngi duré 1 heure de temps 30 minutes mu nekk film boo xamante ni dinañ ko mën a seetaan bu baax a baax fii si ITV naka noonu délégation bu E-Media Invest tamit profité nañ si boobule occasion ngir lancer officiellement lu ñuy wax iRadio Mbacké tamit xamante ni mu ngi si 100.6 ñu àddu leneen jëm ci wàllum xibaar bokk na si ak tamit dese ni ci wàllum màggal de Touba ak njaxas ku ni màggal de Touba wax njaxas am na ñoo xamante ni dañ ko baaxoo di def bu baax a baax moom sax nañu taamu solo njaxas ak tamit commerçant yi ndax ñu ngi siy gis bu baax seen bopp bu baax a baax ñu ànd si ak Ami Diouf. wax
maylus wala wiise lépp di ay njaxas baaxoo woon ci Baay Faal waaye lépp di ko sol bu màggal bi di jege si. Mame Diarra Gueye di jaay tissu ci biir marché bi bu ñu sukkandikoo ci ay waxam njaxasu noir et blanc bi ñu gën ko xam ci wiise mooy li gën a jar. sag màggal moom ku ne xam ne ni murid yi Baay Faal yi li gën a taamu mooy vaccination yi ak tissu vissi bi mooy vissi yeneen ak maylus unique yi mais ren moom gis naa ni vissi bi lañ gën a jël. tissu yu woyof te neex ci tàngoor bi njëg bi di aajo ci motif bi. vax bi ak prime maylus bi ak prime vissi bi aussi ak prime mais tamit cherul de vissi ñu ngi ko jaay 800 côté na aussi double la jo la dafa murite te comme dañuy waajal màggal moom ati murite lañ wax sol lu murite lu yiw. ñii di jaaykat yi di ci gis seen bopp bu baax. maa ngi ciy gis ne mais nag alhamdulilah maa ngi ci gis sama bopp malgré dëkk bi léegi ni mu mel ak Covid bi mais yii moom wax dëgg yàlla yomb na te prix bi wax dëgg yàlla raisonnable na te it alhamdulilah daal ñu ngi doon lee sant yàlla bu baax. tissu njaxas bi xale yu jigéen ñi daan ko ñaw boole ko ak ay laafa li ni mel ñu ko tere ren ci màggalu Tuuba bi mu mel ni nag bi les mesures am na ay njeexital ci njaayum tissu bi. njaxas bi doon na dox ay taade waaye instant yi moom ren moom doxagul moom ren moom ma loolu xaw ma nag par rapport ak aaye gën ko aaye la xaw ma nu mu demee waaye ba léegi di ma loolu non daaw moom heure bi daaw moom yaa ma gën a xam moom yaay faal yaa ngi doon ñëw bu baax di ci felfelaale. njaxas baaxoo ci murid bu njëkk ñu doon dajale ay morceau yu bëri mu doon laaj temps ak jot bu bëri ngir nga am benn mbubu njaxas waaye léegi ñu ko defar fii ci usine Sénégal yi. ñu àddu jëm ci wàllum reportage du jour bi nga xamante ni moom nañ jagleel wàllum vacances yi ndax am na si ay étudiants yi nga xamante ni jamono ji ñoom dañuy dem def lu ñuy wax ay commerce di jaay tamit di jënd ngir mën a am dara su ko defee rentrée scolaire wala rentrée académique bi su ko defee ñoom ñu mën si am dara mën a toppatoo bu baax a baax seen année scolaire moo tax Lamine l'islam dafay amande si reportage ak Seydina Mbaye interrogé yenn si yooyu la étudiant ñu teewlu ko. muy élève wala étudiant su vacances jotee ndaw yi lu ñuy def day wute xale bu jigéen bile moo ngi doogaa di am bac moo ngi ñuy xamal ni day jaay ndékki ngir waajal ubbi teg école bi di ñëw. maa ngi vacances te nouvelle bachelière la pourquoi pas ma jóg ci biir vacances yi gudd na ma jóg wut benn liggéey bu ndaw boo xamante ni su ma ubbee dinaa mën a dimbali sama bopp dimbali samay parents aussi ci benn côté pour man loolu seen choix la parce que c'est normal na nga jàng 9 mois nga vacances bu ñëwee nga noppaliku mais man dama choisir li may toog dama xelaat ne li may toog ci kër ga amul benn njariñ donc ma wuti ji lu ma def pour mën a dimbali au moins samay parents. beneen bi di étudiant ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dafay liggéey su vacances jotee ngir taxaw ay waajuram. pour aider mes parents. boo gisee nag ma taxaw ci tali bi ak naaj bu tàng bi yor sumay accessoire di ko jaay bëgguma école tijji may tàllal loxo sumay waajur man dama bëgg li may am fii ma leen ciy jox sax ñu faj seen soxla. Xaadim mi day xeebul benn yoon lu muy def ndax moo ngi ci suturlu. dama gis ni ba école tëjee nga toog kër ga di tëdd ka naraw yooyu noonu amul benn sens moo tax ma gis ni mbégte bi su ma ko defee gëm naa ni bu école tëjee dina mën a aborder xaalis bu bari te dinaa mën a faj sama yenn soxla yi. su vacances jotee ñenn ci élèves ak étudiants yi dañuy wut ci lu ñu jàpp ngir mën a jàppale seeni waajur ak tamit mën a waajal ubbi teg école bi di ñëw. nuñ ko baaxoo di defee découverte àllarba gu nekk tey jii dañuy dem dëkk bu ñuy wax Combul Kongul nekk ca Kaolack sorewul dara ak Kaolack boobu les villages ñu créé ko atum 1700 ñi fa dëkk nag wàllum napp wàllum tamit bay lu leen soxal la waaye askan bi fa yeewoo nee nañ jamono ji dañu soxla bu baax a baax lu ñuy wax ay doodaan su ko defee accident yi mën a wàññeeku foofu la dañ fay fekk Adama Sarr ak Astou Mbaye
Gambul Cungu dëkk bile nag ñu ngi ko sànc si lu jege atum 1700 file nag bëri na ay taarix yu fi nekk bokk na ca garabu bentenki bile. dama suba Saar moo ko sënc mu ngi dëkk kawoon waaye nee na mu ngi ngooj dafa tëdd guddi ci niñ ma ko nettalee parce que histoire moo doy waar niñ ma ko nettalee mu ne dafa toog gént ñu ne ko yow sa dëkk mooy ci garab yu am mbul muy garab yu am ay ween mbul bu am ay ween mu yëg fosam ndax jamono boobu fos moo am dox ba yegg si fi bi mu fi ñëwee mu fekk fi ay pël yi nag wax dëgg ak yàlla ki fi njëkk fàtte naa tur bi waaye ñoom Samba Doodi la noonu laa ko mën a expliquer ma wax kenn rek ci biir famille am bi mu ñëwee mu fekk leen fii wan leen ne moom kawoon la jóge waaye béykat la te comme ay naga fi ne il faut ñu ma waxtaan ba seet comme nangul nañ ko dëkk bi nan la ñuy def bu dëkk. moom dëkk bi nekk dëkk bu naat. dëkk bu bëri ndox. te jege géej gi. ñu commencé exploiter géej gi di exploiter suuf si. suuf si nag seen exploit li ci gën a bëri. guyaab la woon ak tamaate. mu dem ba ci kanam ku ñuy wax coog jag. coogee ndar ñëw fi. yàlla dimbale woon ko mu nekk borom alal. indaale fi ay moyens introduire ci nit ñi nag jël ndimbal càpp nekk ndimbalu bi nga xam ne léegi lu fi nit béyoon moom moo ko doon transporter di ko yóbbu léegi nag pour nit ñi gën a mun a xamee gàmbul yi ñu mujj changé ko muy gàmbul coongu benteñ bi nag tey la gën a naat te fi la ko Samba Suba fekk ci dëkk bile nag ñi di ndaw ñi farlu nañu lool ndax nag daal di nañ taxawal ay kuréel yoo xamee ne lañ ci jublu moo di suqali seeni gox. parce que suñu ASC léegi dafa gën a vaste nekkatu si côté sport kese parce que côté sport boo ko defee ba kese jeunes yi kese ñoo fiy nekk ñun suñu ASC day jël ay tool di koy béy pour am quelque sous quoi am moyen financier mais non seulement suñu moyen financier ASC bi si ut mais ASC yi tamit dafay jàppale waa dëkk bi. bu loolu yëpp weesoo nag bari na ay jafe-jafe bokk na ca accident yu bari ñu nemmeeku ci li nga xam ne moo di tali bi ñoom nag ñu tiit ci seeni kaaraange ba tax ñuy ñaan ay doo daan. accident yi bëri nañ ci dëkk bi surtout Gambul li ko mën a dindi nag mooy état jàppale ñu ci doodaan puisque aussi boo xoolee Dakar ba Fatick ba Gandiaye doodaan la mais de Gandiaye ba Kabatoki amul doodaan. Gambul Congu nag mu ngi bokk ci commune bu Thiomby nekk ci département bu Kaolack. Adama Sarr di la jaajëfal bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi mu nekkoon xibaaru 18h45 yu marax yi yeneen jotaay xibaar 19h45 lay doon ak Soxna Awa Diop ci wàllum français yeneen jotaay xibaar ci wàllum wolof min mi lay doon ak Cheikh Assane Fall jukki xibaar yi da ngeen dese nii ak Cheikh Assane Fall si bloc d'information la total fii si IDB di leen gërëm baax di leen sant ba beneen yoon mbokk téléspectateurs yi.